ziarata mbokku internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ngeen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañ déplacé wu ñëw ba fii ci Parcelles Assainies unité 7 tout près de unité 10 ñëw fi seet si aussi un espoir une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence maa ngi ñëw seet si Dame Souguer numéro 2 bu écurie Rock Énergie Dame Souguer nuyu naa la. Seydina dinaa baat en aujourd'hui monsieur Dane bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari wàll di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ma am na te wala ma Cheikh Dame Fall ñu leen nuyu di nuyu ñëpp xam di baalu àq ñëpp ci weeru koor di baal ñëpp di ñaanal yàlla suñu borom xam mbas mi mu dimbali ci monde entier bi mu denc di nuyu ñëpp daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp bon di ñaanal kilifa diine Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér rawatina ak mboolem kilifa diine di sant Serigne Mountakha Mbacké Serigne Fall Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makka ma wax la Serigne Mourou Kéemaan suma papa xam nga suma papa suma Serigne Serigne Galas Mbacké Daaru Rahman di sant kilifa diine yëpp Serigne Cheikh Serigne Saliou Serigne Cheikh Saliou tamit waa jàpp naa koy sant di baat bi ci kaw tuuti boobu. waaw dama lay wax ne rek Dame Souguer sama diggante ak yow tey du yomb du ma fi ñëw fekk si def nga may jéem a jaay affaire da yar ak yooyu noonu damay mbëkkanteeg yow damay dalanteeg yow booy li ma la war a laaj dama la koy laaj avant tout c'était Gouye Gui di ngay mbapat benn instant ñu ne Dame Souguer numéro 2 yaa ngi may dégg déjà Dame Souguer ñun mën naa ne on est des jeunes ay jeunes la ñu mais temps Dame Souguer père Dame Souguer am na lu ñu seetaan ci ay làmbam xam nañ ni mën naa ni làmb ji def na fi loo xam ne tey foo ne Dame Souguer ñëpp xam nañ ko yow nga ñëw ne Dame Souguer numéro 2 mais avant tout Gouye Gui fan la jógee woon kan moo nekkoon Gouye Gui. waaw balaa ñuy wax ci loolu dañuy jaay Modou Lo xam papa bu génnaat papa Gora Lo ñu koy ñaanal fi mu tëdd yàlla gën a fi mu jógee di ñaanal aussi son papa Dame Souguer fi mu tëdd yàlla gën a fi mu jógee ci barke Alxuraan waaw di ñaanal tamit ku ci mel ni père Boy Bambara père Balla Gaye maa ngi déglu naa di ñaan yàlla suñu borom fëgg seen bopp mboolem ñu tudd ci lal hôpital ak ñu nekk ci kër waaw di ñaan ñi fi jàpp fee di ginnaaw yàlla dafa leen jàpp waaw Gouye Gui bi nag yàgg na ndax soo xoolee bi may nekk booy la woon daan bëre mooy boobu bëri waay ma ko dara sama koñ quoi booy may àndal nii tey ñoom laa doon bëri ndoo géej dañ daan nekk géej bu bëri dama am noonu yenu da nga daan seeti ma naan yenu benn gars yi aadama ne ma Gouye Gui la ñuy tuddee Gouye Gui man boobu xam nga sax Gouye Gui ma ne ko kuy Gouye Gui non mooy ki daanoon Zarko ma ne ko déedéet man tudduma kooku de ndax Zarko boobu rek honnête la man honnête dama leen yàgg si quoi mu ne ma non jëlal loolu rek ba mu jeex ma ne ko waaw ci laa jël turu Gouye Gui bi après mba ko am loolu terrain 10 fii la woon sax fa laa juddoo. terrain unité 10 terrain unité 10 ñu dem gars yi ñoo ban tournoi tuuti rek. unité 10 nga juddoo. fa laa juddoo waaw terrain Indochine. ok gars yi waaxu ne Gouye Gui turu Gouye Gui moo foofu la jugee. di dem ba keroog mooy am licence arène. léegi da ngay jàpp di simpi. waaw mooy simpi di bëre yeneen nag moo kon moom bëri naa ci yeneen yu dul simpi moom wax dëgg yàlla. ndax moom nekkul simpi rek la ñu ndax damaa dem Rock Énergie ñu def yeneen ci man waaw soo demee damaa dem sax bu mënutuma simpi léegi maa ngi ci yeneen waaw ndax man sax at bëri bu mooy gën a mën loolu moom yàlla def na sama. d'accord disons Dame Souguer numéro 2 ne nga unité 10 nga juddoo. kon ça veut dire que ne da nga judd rek gis làmb puisque ay ñoom man fréquente naa unité 10. presque mën naa ne fa laa yaroo. parce que ay ñoom Baboy fa lañ nekkoon ay ñoom Mathieu fa lañ nekkoon yaa ngi may dégg ñoom Modou. benn instant xam nga rek moo loolu kon yow da nga juddoo ci koñ boo xam ne maanaam làmb dafa riche dafa teew lu bari yaa may dégg nga juddu commencé di bëri mais est-ce que mën nga ma jox avec précision ban année nga commencé takk ngemb di mbapat. waaw man année bi ma mbapat dëgg-dëgg bi ma xam ne commencé naa mbapat. commencé takk ngemb rek di tax ay jaat yi commencé takk jaat yi di dugg ci mbapat yi di ko ñàkkante gars yi. waaw loolu 2013. 2013 waaw 2013 laa commencé di dem écurie ba di entraîner di bëre mbapat comme gars yi di am ay combat nommé bu njëkk a bëri sax Cambérène la woon fii nii 18 secondes la laa Cambérène waaw 18 secondes. laamu jooju laa dem bëri daan fa koo xamante ni bu dee daan na fa tamit seeraanu ma. kan la. Moussa moom bëreetul léegi. léegi mi ànd ak mooy ànd ak booy bawal moom laa fa njëkk bëri. nga daan ko ci 18 secondes. 18 secondes yàlla am na. léegi gars yi ne mbër maa ngi. gars yi tamit xam nga sama gars yi moom dañu maa yàgg gëm ndeysaan laamu jamono jooju 200 la ma daan defal maa ngi sant tamit suma ménagère mbapat bon. moom moo nekkoon sama ba léegi sax ménagère laa koy wax. ndax jamono yooyu combat wu moom moo fekk ma toog mu ne ma Cambérène dañuy tëgg làmb kañ jëm ma boole la si. bi ma ñëwee gars yi dañu doon wax waa kii kañ la doon mbër. billaahi wallaahi Ousseynou Laye moo tëggoon làmb yooyu gars yi naan waa kii kañ la doon mbër. gars yi naan ak kii mën a daan diw mën a daan Moussa boobu Moussa mi ngi tudd Sa Thiès numéro 2. daanaka boo yëpp daanaka mën na. billaahi ñu ñëw daan ko 18 secondes
sama booy def 200 ans ne ah là gars yi commencé maa jàppale ci laa commencé di continuer ok 2013 2020 ça fait 7 ans. kon déjà mën naa ne yaa ngi commencé yaa ngi ci làmb ji. waaw yaa may dégg. nekkatoo maanaam nekkatoo renouveau. parce que métier boo ko exercer 7 ans. mën naa ne am na loo ci mën. mais déjà damay dagg-daggee bagage yi damay ñëwagum ci sa parcours bi ngay mbapat parce que arène bi moo loolu da nga def lu exceptionnel da nga def lu remarquable ba gars yi ràññee la ci say morom mais ci mbapat bi la ñuy dellu si parce que am na loo xam ne xamaluma la ko bi ngay mbapat te dama dégg gars yi di jëw ci suuf naan ma waa ji mbapat macha allah dama toog feneen di waxtaan ak ay mbër ñu ne ma yii daam su geer mbapat mais dama bëgg nga confirmer loolu fii nii instant bi mbapat combat choc yi nga bëri est-ce que mën nga cee dellu si waaw mbapat bëri naa ay combat yu bëri wax dëgg yàlla bëri naa ay combat yu bëri am na lamb yoo xam ne sax muy sama téléphone am na mbapat yoo xam ne ba léegi muy sama téléphone bëri naa ay combat yu bëri Cambérène fii terrain jamono bëri naa ay mbapat ay combat noonu ay unité 16 waaw man boobu ma njëkk a bëre sax man santi sama bopp ni war naa mën a doon bopp tournoi loolu damaa dem di bind wàññi ma boobu bi ñu bind da ngaa ndaw wóor na yàlla ma bëre ba demi final wàññi ma laaj boo nëttu mën a xam ma ne ko guy foo dëgg mën a xam kon non waaw booy maa ngi laaj ma ñaar kenn ma ne ko da nga noonu doomu bind fan ma bëre final bi daan kon boobu laa commencé santi sama bopp na ci laa dem ba énergie te nga ñëw pour bind mu ne la yow da ngaa tuuti non booy da ngaa ndaw loolu da ngaa ndaw loolu teere ak bii la mooy booy est-ce que mën nga daan yow da ngaa ndaw de nga dem ba final ma dem ba demi final mu ma laaj ma tudd moo foo dëgg mën a xam koy ñoom boo dama lay rek man fii laa ñëw nga dem doomu bind fa ma bëri final bi daan ci laa commencé nag di dem li nga expliqué nii daloon na beneen mbër sama kanam Bulldozer jamono ba muy mbapat moom it nekkoon benn xale bu ndaw mu ñëw ci benn tournoi ñëw pour bind ci lese yi ñoo ko ëppoon mu ñëw pour bind waa ji ne ko non non booy yow da ngaa tuuti fii mënoo fee bind mu forcé waa ji ne ko xoolal 500 yi nga bëgg a bindoo demal jënd ci mbuur ak waaw dara soos ci dara coob booy moo gën Bulldozer forcé bind xoolal dafa daan ñëpp jël tournoi bi loolu maanaam gëm-gëm rek moo ndax nit moom mën na laa di xam lu nekk ci yow mais yow yaa am gëm-gëm bi nekk ci yow non nit sax kenn war koo xeeb lu leer nit kenn war koo xeeb nit ki moom ku xool boppam ba ne moom mën na def lii rek bu ko ci balaa mi quoi bàyyi ko mu def may ko le temps mu exprimer voilà mu exprimer ko xam kooku tey jii nii ku ko ne woon mooy jël lamb yooyu di ko gëm mais nag ba léegi tuddagoo tur ne ma sama combat maa teewul mbapat dama la ne nga limal ma combat choc yi nga bëri mbapat ne nga ma bëri naa fii bëri naa fee bëri naa fële d'accord mais ba léegi mel ni Moussa moom nga tudd mais tuddal ma keneen ne ma sama combat maa sama combat kii tamit ama ban ama bu Cambérène mais mi ngi bëri ci arène bi mais beneen tur la jox damay fàtte tur fan yi rek bëri na pourtant jox ma tur am na tur bu muy joxe de di laay dama fàtte turu làmb Cambérène fii daal la dëgg moom Cambérène fii la dëgg am na tur bu muy joxe de turu làmb moom moo fàtte woon dëgg yàlla mais ba mu ko joxoon ma xam waaw xam naa ne su ma joxoon nga xam pourtant bëri na arène nationale fii sax la bëri wér combat am defoon nañ sax open presse damay fàtte turam wax dëgg yàlla bëri ngeen mbapat waaw bëri nañ mbapat waaw combat choc combat moom seen waa ko ñu ko tëggoon moom nga dem fekk ko à domicile ma dem fekk ko à domicile benn moom sut ma woo wala ma gars yi naan ma lamb ji loolu teel a jamono bi coow li bëri combat bi ma ñëw saa yi tool du ko neex na ci lamb mais bu ma sumee koo neexoon na ndax man moom su ma solee yéen ñëw pour nga ne kii mbër la sax da lay jàll bëri naa mbokat yàlla xam na ko teel bis bi samedi dimanche ma xëy dajee benn gaar dal na ma arrêté ñuy waxtaan mu ne ko démb maa doon bëri mu ne ma déedéet ma ne ko ma la guy mu ne ma booyee kooku moo la bëri naa sama premier combat arrêté wallaahi xam si dimanche lundi ma xëy sol sama t-shirt quoi dem seet sama benn doomu baay daje faa benn grand mu ne ma booy ki nga soxla nga ko xam ma ne ko kii xam naa ko kay daal su ngeen numéro 2 non booy kii ak mën a bëri dem seetaan naa ko en direct te man maa ngi toog barke yàlla sama t-shirt te boobu maa jàkkaarloo moom mu ne ma da ngeen juróo sax ma ne ko sama mag la mu ne ma oh booy kooku dafa mën a bëri soo demee mais xam góorgóorloo ak yooyu noonu non yow soo gisoon daan nga dañ ko xam mu ne waaw kay sama mag ji ne ko pourtant mi ngi toog de mu ne ko non barki alxuraan ci ku weeru koor laa ne billaa wala ndax moom su ma solee yére toog ni oustaz sax laa gën a non trompeur nga trompeur nga yow dèjà ni ci bu la rombee ne ci mbedd mi ni nga xamoon kii nii mbar ak jaay affaire yore yooyu noonu danaan kii booy bi oustaz la mais benn instant mooy loolu man ko connais très bien comme waaye sax moom bi soo xam ne mbër la soo waxee mu ne ah kii soo mën naa doon mbër mooy loolu la et pourtant mbër nga waaw trompeur nga des fois boo duggee ci géew bi beneen jikko ngay wane beneen kanam ngay wane waaw moo xamal làmb moom mu mel ne dafa nekk loo xamante ni tenue comme mécanicien bi ni muy solo tenue dem liggéey wàcc soo yeneen yére làmb noonu soo nekkee ci géew ak entraînement li ngay wane ak soo nekkee ci mbedd bokkul quoi xam nga da ngay gis des fois kuy soog a dugg ci làmb jàpp na làmb moom soo dem li fi dox rek du jàpp te du loolu bu demee làmb ja jikkoy mbër lay wane bu nekkee ci nit ñi jikkoy mbër lay non du loolu ci mbër daa am kii xam nga doo gis mécanicien bi toog ci nit ñi di yor kelam naan di mesere nit ñi noonu la demee moo tax bis moom xam
loo nekk rek xamal ne lii métier la comme métier yëpp ndax tey jii nii làmb bokk na ci métier yoo xamante ni tey jii nii ay nit a ngi ciy teral seen waajur ak di dimbali ci ay nit kon tey jii foo nekk rek wane bon exemple bañ a xeeb sa bopp xam ne porteur de voix bu jeexee voilà nga def palmarès bu remarquable ce premier combat dans l'arène nga bëre ak Zarko numéro 2 bu Dakar waaw baat ak tontu nga jàpp ko daal deuxième combat bi nga bëre ak Boy Line bu école de Doudou Bakassar jàpp ko daan troisième combat bi ñu jox la Jacob Baldé jàpp ko daan quatrième combat bi nga bëre ak Alliance Baldé jàpp ko daan muy 4 combats 4 victoires cinquième combat bi nekkoon combat boo xam ne d'une certaine manière mën naa ne da ngaa may sens parce que ki nga bëreel moom ci wàllu boppam moom moo bëggoon bëreeg yow yaa may dégg xam nga rek li may gis li ma sentir moom laay wax li ma gëm moom laa lay wax moom moo bëggoon bëreeg yow d'une certaine manière yaa ko xawoon a raw tuuti ci làmb nga gestu jël ko muy George Bush waaw làmb jooju nag su seetloo moom ma jël George Bush sax foofu wax dëgg yàlla léegi daa suma kër boobu def naa 4 combats 4 victoires toog ba seen lutte tëj bëriwu suma ménagère comme foofu moom mën naa def erreur boobu ndax xale bu ndaw boobu nekk si benn dynamique yàlla dimbali ko mu teel a bëri nag nga am tuuti ndax boobu sax Baldé gars yi xam nañu Alliance Baldé gars yi xam nañu nga ñëw yàlla suturaal la si pour man soo bëri waatu si saison boobu sax saison tijjere war ngaa bokk si ñi war a njëkk a bëri ñi njëkk a am combat ñi njëkk a am combat si ñoo xamante ni gars yi xam nañu moom xam nga mais tamit jaaw pexe yàlla ndoxal boobu bëriwuñu ba fin saison boobu saison bi waaj a tëj gars yi na ma yàgg George Bush ma xaw ma sax George Bush comme damaa toog sama gaal yi ñëw ñu woo ma dama ñëwal esa daa am adversaire bi ñëw doon George Bush ma ñëw ci laa ñëw daje moom foofu ñu ne George Bush moo nekk te dañ ma ne sax am na 5 combats bi ma ko jël wax dëgg yàlla loolu la ñu wax mais ah kon kii bi boo ko lee benn combat xaar ma jël ko te boobu ma am 4 combats léegi boobu nag est-ce que amul 2 combats tamit 2 combats 2 victoires 2 combats ci laa ko jël ko ngir bañ a année balance tamit aussi nekk xale moom bi année balance moom dara jël ci laa ko jël te xaw ma ko dem waaj comme ni ma daan waaj sama yeneen combat yi rek mais moom damaa xamul wax dëgg yàlla damaa xamul bu baax mais est-ce que mosuma la ko présenter stade est-ce que mosuñu taxaw di waxtaan mu naan moom lañ moo jox Dame Suguer est-ce que du moom laa andi woon ba sa wet ne la kii mooy George Bush wala Sathiès 50 laa la présenté woon. Sathiès 50 laa la présenté woon. ok Sathiès 50 moom tamit instant boobu. Sathiès 50 avant maa jël George Bush dañoo dox suñu combat mélangé ak non moom nag moo tax ak man ne ma sama combat maag Dame Suguer bu Rock Énergie moom la ñuy dox. mais combat bi dafa am fu mu tegee. ci mélangé la yàqu ci moom mais mélangé moo ko ne Dame Suguer moo la Sathiès doole mélangé dëgg yàlla moo ko wax loolu moom te xam nga tamit li mu def tamit noonu la quoi ndax nit moom soo xam ne ba démb sa bopp rek da nga koy doole parce que laa bëgg avant maa jóoru ñu taxaw Sathiès 50 lañ doon wax suñu combat te yàq boobu dox na samay combat yi bari mënu taxaw waaw xamatuma nag nu mu demee nag parce que laa jël jóoru fin de saison fin de saison kon le 15 juillet lañ bëri boobu saison bi ñu ngi tëj le 15 juillet si lañ bëri ñu bëri noonu combat bu nekk wax dëgg yàlla mu daal pour la première fois Dame Suguer numéro 2 daan mu nekkoon lu garaaw nag bi nga daanoo réaction bi déjà ci daanoo na wàcc wala soo yëgee la waa jiw rek daw dem toog mu tudd loolu sax man sama habitude la moom man amu habitude daal di jubilé wala daanu toog ci di xaru waaw mais nag man loolu ma marqué suñu boobu parce que da nga daanu ma gis nga jóg ndànk dox rek toog sa cumukaay waaw ma nekk sama liggéey mais benn instant dama la naan nii xaw a catal nii xool réaction bi mais dama gis nga toog dama ñëw ba sa wet ne la rek yàlla doon liggéey est-ce que yaa ngi fàttaliku maa ngi koy fàttaliku bu baax